Bonjour tout le monde, man la Boy Gningue, coach en développement personnel. Comme ni ma leen ko waxee woon nekk en partenariat ak BP Actu ak suñu YouTube bi nga xam ne mooy Boy Gningue Plus Value Group. ñun ñoo leen ko promettre ne dañ leen di xel di andi ay vidéo ci ay thèmes yu bokkul. Donc keroog boo xoolee andi woon nañ leen la prise de parole en public tegoon ko ci les techniques de base maanaam naka la nit ki di def ba am ay jumtukaay yu dëgër ya nga xam ne bu taxawoo ci mbooloo dina mën a wax te kenn du gis ci moom tiitaange. Donc bi nga xamee ne loolu lañ andi keroog andi woon nañ développé woon nañ li nga xam ne moom mooy courage développé woon li nga xam ne moom mooy objectif boole kook succès ak pratique. Donc xam naa ne encore une fois ñi nga xam ne doyaluñ ci nañ ñu topp rek ci salle yi ñu defal leen ci ay séminaire. Donc tey dañuy jàll ci leneen li nga xam ne day am solo lool ci prise de parole en public mu nekk la confiance en soi, c'est-à-dire comment développer la confiance en soi. Nit ki naka lay def ba développer une confiance en soi ba c'est-à-dire bu taxawee ci public amul benn faay ba nga xam ne da koy wone ci lu lu mel ni ay stress wala lu mel ni ay peur wala lu mel ni ay angoisse wala lu mel ni lu ay points négatifs yu ñëw ci moom. Donc pour loolu nag il faut que nit ki mu am une bonne préparation bi muy am dañ koy teg ci ponk bu njëkk bi muy c'est-à-dire nit ki il faut que mu accepter ay critiques nangoo tamit di recevoir ay compliments. C'est-à-dire il faut accepter les critiques des autres ba pare nangu di recevoir ay compliments. C'est-à-dire accepter les critiques mooy nit ñi buñ ne la ah yow kat ni nga ko defee baaxul wala mënoon nga ko defee nu gën nii bu nekk foofu di expliquer. C'est-à-dire nangul le merci bi nga leen di wax mooy kon yow bàyyi woon nañ la xel ci li nga doon def donc merci bi nga leen di wax da lay permettre yow soo demee ba toog à tête reposée wala nga taxawaat ci public di nga xam nan nga war a mën a rectifier woo. Compliment bi tamit bu fekkee dafa ñëw yow nga nekk di expliquer tout le temps c'est-à-dire day mel ni kon da nga bëgg excuser wu. te li ngay def amul waroo taxaw ci mbooloo di ñu ngi gis ci yow que ne kii kat mu ngi excuser wala am na benn faille bu muy développer ci moom. Donc il faut accepter les critiques et recevoir les compliments c'est-à-dire compliment buy ñëw rek da nga koy dékku. Donc beneen ponk bi nga xam ne moom moo lay dimbale tamit nga am une bonne prise de parole en public jaaree ko ci la confiance en soi. Ginnaaw bi nga xamee ne accepter nga d'abord critiques yi ba pare recevoir li nga xam ne tamit moom mooy compliment yi te recevoir compliment yi dafa am solo maanaam nit ki buñ la nee rek mbir mi nga def baaxul wala ni nga ko defee mënoon naa demee noonu c'est-à-dire compliment boobu noonu bul ko jàppee lu négatif parce que yow mi nga xam ne yow yaa war a développer confiance en soi amatoo benn esprit bu négatif. Donc loolu tamit baax na tamit ñu koy leeral ki nga xam ne yow yaa war a taxaw pour def prise de parole en public effacer nga tout ce qui est point négatif ci yow donc yow point positif nga am donc yow ki nga xam ne yow moom moo ñëwoon tey andi compliment wala mu andi critique am moom mun naa ñëwee lu négatif mais yow mi nga xam yaa koy recevoir da ngay ñëwee benn esprit bu positif. Deuxième point bi nga xam ne moom moo ci topp mooy il faut que nga xam yow fi nga jëm c'est-à-dire il faut savoir là où partir c'est-à-dire nit ki munoo am une confiance en soi te xamoo fi nga jëm. C'est-à-dire il faut obligatoirement nga xam fi nga jëm c'est-à-dire xam fi nga jëm day boo koy xool day xaw a niroog objectif bañ la waxoon ci point bu njëkk bi mais xam fi nga jëm bii mooy c'est-à-dire mënoo ànd ak nit ñi ñëpp lu ñu wax rek yow nga ne waaw c'est-à-dire tu n'as pas ton mot à dire c'est-à-dire si tu n'es pas d'accord il faut dire que je ne suis pas d'accord et tu argumentes c'est-à-dire donc loolu mooy nit ki da ngay xam fi nga jëm doo bàyyi rek nit ñi di la yóbbaale ngay wéy ci seen waaw yow tamit da ngaa war a am sa waaw ak sa déet c'est-à-dire maanaam sa waaw ak sa déet googu noonu il faut que mu am ci lu mu tënku pour nit ki ñu mën a xam ne yow au moins am nga une confiance en soi. tey ji loolu boo taxawee ci mbooloo li mu lay permettre mooy bu benn question ñëwee c'est-à-dire wala benn critique ñëw jóge ci mbooloo mi mais da ngay taxaw nga accepter ko te du la perturber bu ko defee nga continuer sa prise de parole en public. Donc yooyu yëpp c'est des préparations ya nga xam ne dafa am solo ci prise de parole en public. Donc encore une fois nit ki munoo def une bonne prise de parole en public ñëw ak xel mu jaxasoo munoo def une bonne prise de parole en public ñëw ak ay points yu négatif loolu jàpp nañ ne dalay perturber. Donc point bi nga xam ne encore une fois dama ci appesantir di ci bàyyiloo nit ñi seen xel mooy il faut savoir dire non c'est-à-dire quand tu ne sais pas dire non jàpp nañ ne munoo avancer ci sa prise de parole en public munoo avancer tamit ci sa confiance en soi. Donc il faut obligatoirement savoir dire non nag cela ne veut pas dire que lépp lu ñëw rek nga ne déedéet non c'est-à-dire savoir dire non bi dañoo bëgg saa yoo waxee non nga mën a argumenter saa yoo waxee non nga mën a andi ay explication saa yoo waxee non nga mën a développer benn écoute ba nga xam ne nit ñi dañ la koy déglu di la teewlu nga mën a pour sa prise de parole nga mën koo réussir. Donc bu ñu continuer ci lancé bi nga xam moom lañ nekk ba léegi muy
développer la confiance en soi dafa am benn ponk ba nga xam ne tamit dafa am solo te mën nañ ne c'est obligatoire mooy nan ngay def ba sa langage corporel nga am benn langage corporel de gagnant. c'est-à-dire loolu tamit c'est obligatoire c'est-à-dire ni nga accès ci mbooloo mi noonu lañ la war a mën a teewloo ci sa langage corporel maanaam langage corporel mooy langage bi nga xam ne c'est au-delà de li nga xam ne mooy génn sa gémmiñ c'est-à-dire say gestuel sa ni ngay accompagner sa public parce que bu fekkee yow da nga ñëw di wax ak public bi nga ñëw àndaale gëmmentu wala nga àndaale ay ëbbali wala nga àndaale ay tâtonnement wala nga àndaale ay doute public bi nga xam ne yow ñoom nga jàkkaarloo dañ koy lire ci yow parce que saa yoo waxee dañuy xam ne kii day douter saa yoo waxee dañuy xam ne kii dafa àndaale ay doute saa yoo waxee dañuy xam ne kii dafa àndaale ñàkk a gëm boppam donc il faut obligatoirement yow li ngay gungee sa waxin ñu xam ne kii kat am na benn confiance ba nga xam ne moom la àndaale c'est-à-dire loolu la ñuy wax un langage corporel de gagnant point bi nga xamee tamit day am solo ci prise de parole en public mooy le ton de la voix foofu dama ci taxaw bu baax a baax parce que bu fekkee ne da ngay def prise de parole en public c'est ce ton de la voix travaillé woo ko da ngay am ton ba nga xam ne day lox c'est-à-dire yow bu fekkee da nga tàmbale ñu sentir ne sa baat yow kii kat mu ngi lox ñi nga xam ne ñoo lay déglu automatiquement day reflété wu ci ñoom donc foofu noonu dañ lay ñaan ne la bul wax bu baax c'est-à-dire maanaam waxuñ la nga yuuxu ba kenn dootul dégg waxuñ la it nga wax ndànk mais dañ ne la c'est-à-dire il ne faut pas parler ni trop fort ni trop lentement c'est-à-dire bul wax bu gaaw lool parce que soo waxee bu gaaw lool da ngay bombarder yenn information yi c'est-à-dire da ngay sauter yenn information yi maanaam déggin bi ñu war a am ci yenn information yi duñ ko am bu fekkee tamit da ngaa wax lu yéex lool da ngay ennuyer public bi maanaam ñi nga xam ne ñooy seetaan kenn ci moom ñoom dootul am envie déglu la donc il faut que nga nekk ci diggante bi da ngay calme ci sa ton de la voix c'est-à-dire ci biir ton bi dañuy seetlu ne kii am na sérénité d'esprit kii am na benn dal ga nga xam ne ci xelam ak benn xel mu dal ba nga xam ne mën nañ koo teewlu ba ñun ñi nga xam ne ñun ñoo naroon di jaxasoo ci public sax suñu ko teewloo dañuy defaraale suñu ton ci d'après moom mi nga xam ne ton boobu la àndaale donc obligatoirement le ton de la voix daf la war a dimbale da nga war a calme ba pare da nga war a am tamit benn ton ba nga xam ne ça dynamise maanaam ton ba nga xam ne du lewet lool comme ça ñu ne la tey jii da nga war a am rendez-vous ak benn recruteur ñu ne la tey kat boo demee nii nga war a présenter woo nga àgg benn tiitaange dugg la nga àgg si bonjour je me nomme Diw nangam tu ne vas pas réussir l'entretien parce que tout simplement bi ngay ñëw andi woo benn ton ba nga xam ne day marqué benn confiance en soi andi woo benn ton ba nga xam ne day wane ne yow mii kat pare nga psychologiquement pare nga pour wax tey ji ak sa recruteur bi donc le ton de la voix dafa nekk ponk ba nga xam ne dafa am solo beneen ponk bi nga xam ne moom laay tëjee mooy ponk bi nga xam ne tout le temps dañ ci attirer attention ñi nga xam ne ñoo bëgg a def prise de parole en public mooy il faut obligatoirement soigner son look nag cela ne veut pas dire que da ngay dem def loo mënul wala nga uti loo amul pour sol ko pour mën a taxaw ci mbooloo non waxuñ la loolu dañ ne la prépare-toi à ce que yow nga def de telle sorte que li ngay sol du xat de telle sorte que doo mën a def yenn gestes yi li ngay sol du maanaam du topp mode bi parce que yow da ngay taxaw ci mbooloo ku ne moo lay xool donc il faut que ñi nga xam ne ñoo lay xool ci mbooloo mi yëpp ñu mën na jàng ci yow ni ñu jàng ci yow nag mooy ni nga mel parce que bu fekkee da nga topp mode ñu ne la da ngaa sol pain parce que pain waxuñ ne bon na mais dañ ne la mënul dem fépp donc fi nga xam ne fa nga koy yóbbu da nga koy xool bu baax a baax donc liñ tàmm ci yow mooy demal nga sol la nga xam ne tu es à l'aise dedans parce que n'oublie pas que la prise de parole en public lenn rek moom nga bëgg actuellement mooy parler avec aisance parler avec assurance parce que bu fekkee da ngay wax ñuy sentir ci yow ay xat wala ñuy sentir ci yow ne tu es un peu gêné wala ñuy sentir ci yow benn complexe loolu yëpp day reflété wu ci say kaddu loolu yëpp day reflété wu ci sa image te noonu nga koy delloo tamit public bi nga xam ne ñoom ñoo lay teewlu te n'oublie pas que le public moom mi nga xam ne moo lay teewlu moo la gën a mën a xam say failles fouf donc encore une fois il faut obligatoirement soigner son look obligatoire ça c'est un point essentiel de la prise de parole en public ça c'est un point essentiel de la manque de confiance en soi c'est-à-dire benn marque la ba nga xam ne boo taxawee tey jii nit ñi dañ lay xeme ma xool nit ñi dañ lay xeme ma déglu